dinañ ñëw léegi ci kanam bu ñu paree ci Abdoulaye Diaw dinañ ñëw ci waxtaan wu am solo woo nga xamante ne war nañ ko waxtaanee ci lii nga xamante ne moo jëm ci wàllu politique nee nañu li ay di njàmbat lu waxu moom la ñuy wax lu waxu di ay di njàmbat wala duñ leen ci dellu soit lu def waxu lu ay di njàmbat dinañ ci ñëw léegi ci kanam rek def njàngat bi boole ak auditeurs yi ku ci nekk joxe sa xalaat danañ ci ñëw léegi. fàttali rek ki nga xam ne green card am dañ ko fekk ci beneen mail buñ ko yónnee di Mohamed Lamine Diouf Mohamed Lamine Diouf juddu ci 19 août 1992 la ñu yónnee green card bi ci beneen adresse boo xamante du adresse am alors ki ñu ko yónnee nag jox ñu ko ñu pour ñu ñëw annoncé ko fii ci rajo Modou International la comme ñu ngi koy annoncé rek ko dégg na ko wax sama morom moo kii di Mohamed Lamine Diouf green card bu bees tax bu jóge immigration la ñu juumee yónnee ko ci beneen adresse bon nag na ma woo ci 347 972 5639 bu boobaa ñu wax ko rek wala mu dem chez un restaurant bu boobaa dana mën a jot green card am boobule bon nag danañ ci dellu soit léegi di fàttali rek ne Banque de l'Habitat du Sénégal may na leen émission bi nga xamante ne bu rëy rëy la comme wax nañ leen rek Banque de l'Habitat du Sénégal mooy suñu banque dinaa ñëw léegi ci produit yi nga xam ne am na ci Banque de l'Habitat dem nañu ba bu yàlla traité ko bu amee ndogal sax bu fekkee dañuy yónnee koor bi Banque de l'Habitat dina ko res ba dootul ci fay dara ak yi nga agence yi nga xam ne am na ko ci réew mi muy agence yu bëree bëri yoo xamante ne foo dem rek mun ngaa mun a yónnee def say transaction ci Banque de l'Habitat du Sénégal yàlla nag def na encore li ci gën a neex ci lool mooy boo amee beneen débit carte beneen banque mën ngaa def sa transaction yónnee wala retiré ci xaalis yëpp rek mën nga ko ci def te doo jóge fi nga nekk ak débit carte bi nga xam ne moom nga yore loolu yëpp Banque de l'Habitat indiwaat na ko ci ak prêt yi nga xamante ne mën ko def capital retour beeg retraite beeg jàppale diaspora bi ak nga xam ne am na pacte diaspora yooyu yëpp yu Banque de l'Habitat di def la tey jii dañ ci dellusiwaat léegi ci kanam te ngeen fàttali rek ne Banque de l'Habitat moom bu dee weccet rek la moo ci gën le dëgg bon nag mu bokk jàppaleen 212 447 12 00 212 447 12 00 Banque de l'Habitat kat xam ngeen ne mooy suñu banque c'est la seule compagnie boo xamante ne Sénégal ak moom mu nekk fii ci réew mi danañ ci dellu soit ci kanamee. bon nag dañuy waajal rek daal di dem ànd jekk Abdoulaye Diaw ci xibaaru tàggat yaram bu ci kanamee tamit Omar Diaw dina ñëw ci diggante Palestine ak Israël bi nga xam ne cosaan a ngi ci lu bëree bëri Omar Diaw dina ci ñëw jaf njàngat ci wàllu sira dina ci waxtaan bu am solo léegi ci kanam rek bu ñu paree ak Abdoulaye Diaw ci xibaaru tàggat yaram nee naa leen lu duuf ci nag wi kat nee na ñu xaju ci cin li waaye nañ jéem liñ ci mën suñu kent lay kattan dinañ ko def rek def ko ci biir ba satisfaire rajo Modou International ni mu ko baaxoon di def la rajo leader ngeen teg ko fi ngeen ko teg mu teg leen fi ngeen teg ba tax na fu nekk rek dina leen fa jàppale bu ci kanamee dinañ ci dellu soit léegi bon ñu daal di préparé ak Abdoulaye Diaw ci xibaaru tàggat yaram. Abdoulaye Diaw depuis Dakar di ànd ak yéen ci actualité sportive bi biir Sénégal ak bitim réew. deuxième division bi nga xamee ni jeex na. Pikine ak Gorée ñooy yéeg mu nekkoon nag dàqante bu métti ba ci dernière journée Pikine mooy champion deuxième division 49 points Gorée jël deuxième 48 points ñoom ñaar ñëpp dañuy yéeg ñiy wàcc jëm troisième division ñoo di Olympique de Ngor Ndar Géej ak Kayor Foot. suñu junior yi dañ leen di féliciter suñu junior yi. jëlee nañu qualification Égypte xam ngeen dañu defoon Dakar 0-0 dem def fële ca Égypte Port Saïd 0-0 dem tir au but gagné 7-6. alors démb nag lii fii xew te Sénégal yi yëpp di ko waxtaane ba léegi moo di la finale de la Ligue des Champions. un Sénégalais aligné ci mu nekk le premier Sénégalais mieux dugal ca but am ca poto.
Sadio Mané dugal na ca but am na ca poto ca boobule final moom Sadio Mané. Il a fait mieux que Habib Beye ou Roger Mendy parce que tey jii Habib Beye ak Roger Mendy ñoo fi finaloon Europa League. Habib Beye en 2004 avec l'Olympique de Marseille. Roger Mendy un tout petit peu plus haut avec Monaco. Ñu perdre seen finale. Sadio hier a perdu sa finale mais marqué na finale bi. Ndeysaan boo demee ci dëkkam ca Bambali fële ca Casamance biir kër ga buntu kër ga écran géant lañ fa teg buntu kër ga mel na que stade buntu kër ga mel na que stade mu envoyé leen moom Sadio Mané 300 maillots Liverpool ñu sol ko toog ci kanamu écran géant bi. Certes am nañu déception mais ils sont fiers. Am nañu déception mais ils sont fiers. Ils sont fiers de leur fils Sadio Mané. Sadio Mané tax na tey jii xam nañu turu dëkkam Bambali. Man avant Sadio Mané xaw ma woon Bambali te gëm naa ni am naa ci ay morom kon tey jii Sadio Mané est le plus grand ambassadeur de son village. Tax na ñu xam dëkkam ña Sadio Mané tabax na fa école ba ñu tuddee ko collège Sadio Mané ca Bambali. yëkkati na 150 millions jox leen ñu war liggéeyaat jàkka ja Sadio Mané teg na ci seen loxo 150 millions ñu war liggéey jàkka ja ca Bambali. tabax na fa collège ba dëkk ba tuddee ko collège Sadio Mané mais dama ni ndekete lii du fo borom dëkk ba nee nañu ndekete lii mooy football ñu leen waaw ñu ni football yàlla na barkeel. ndekete lii mooy football ñu leen waaw football bee tax ñuy liggéeyaat jàkka ji ñu leen waaw football bee tax ñu mën tabaxaat ci dëkk bi école ñu leen waaw ñu ni football yàlla na barkeel. kon football a ngi noonu kon sport bi ndekete mi ngi nii waa ji nee na folo mais kenn du ko fowee dootul foo parce que liggéey la. footballeur professionnel bu réussir moo gën nekk ministre 20 ans ministre kenn du ko nekk 20 ans ñi gën a yàgg ci gouvernement 6 ans lañ ci def. Cheikh Tidiane Gadio yëkkati na niveau bi barki démb avec 9 ans auprès de Wade. Après Cheikh Tidiane Gadio c'est Ablaye Matar Diop 6 ans ministre des sports et avec Diouf et avec Wade ministre daawul passé 6 ans. Cheikh Tidiane Gadio 9 ans ak Wade Ablaye Matar 6 ans bi mu séddale que Abdou Diouf ak Ablaye Wade moom laa ni réussir footballeur professionnel moo gën di ministre 20 ans parce que gisaguñu ministre bu dem ci dëkkam tabax fa jàkka wala école gisaguñ ko moom la Sadio Mané def kon barkel na. finalu démb bi nag ñu fier ci dugal na ca but am na ca poto maa ngi naan entraîneur wu Liverpool bi dafa juum dafa teel song man quand j'ai regardé Liverpool ma ne gis nga ñii bu ñu gañe woon léegi dootuñu gañe parce que moom dafa jël presque doole ji yëpp def ko ca boppu match ba l'entraîneur de Liverpool loolu moo di lan dafa jël li mu am ci doole yéege ko ci 30 minutes match bi suñ fa dugaloon but daañu mën gagner parce que ñoom bu ñu jiitu woon Real du gaaw dellu si tellement vrai qu'à 0-0 il défendait tellement bien que Real daan na toog 5 minutes du mën développer action collective bu yegsi ci camp wu Liverpool. Real sonnoon nañu match bi nag ma nga commencé balancer ca gaañu Mohamed Salah épaule la tey jii Égypte yëpp tiitoon nañu bi mu gaañoo mais yëg nañu ni du dara dana gaaw dellu si waaw mbagam moomu ñu ni moo rocceeku dana ci gaaw dellu si dana war dem tranquillement à la coupe du monde avec l'équipe d'Égypte moom Mohamed Salah te mais dama ni Sadio Mané démb li ko feeñal Sadio Mané su fa Salah nekkul lay gën dox Sadio Mané bu fa Mohamed Salah nekkul lay gën dox mais xam nga loolu entraîneur bi moo créé boobu hiérarchie entraîneur bi moo jël Mohamed Salah jiital ko taf brésilien bi ak Sadio Mané ci gannaawam su ngeen fàttali ko Sadio Mané am na benn moment joué tul à Liverpool booba temps entraîneur bi mi ngay defar hiérarchie bi booba temps mi ngi koy defar pour faire de Sadio Mané un des lieutenants de Mohamed Salah. Sadio ci comportement il a accepté dans son comportement mais hier quand Mohamed Salah est sorti on a vu un bien meilleur Sadio Mané dans ses prises de balle dans son assurance
dans son culot am na bal yu nga xam ni su fa Salah nekkoon daf koy joxe comme Salah nekku ci mooy continuer liggéey bi comme gàddu liggéeyam ak liggéeyu Salah. Il a été récompensé, il a marqué un but, il a tiré sur le poteau, sa balle du poteau bu defoon 2-2 dana nekk match bu metti ci Real Madrid. Mais dans tout ça man démb yërëmuma Sadio Mané parce que nous sommes fiers de lui. Jooy na certes mais nee naa une finale c'est le rendez-vous des pleurs et des fleurs fu ci nekk da ngay dindi benn lettre nga croiser leen. Une finale c'est le rendez-vous des pleurs et des fleurs boo jëlee P bi yóbbu ko fee mu nekk pleur nga jël F bi yóbbu ko fee mu nekk fleur démb Sadio Mané dajo na ak pleur dana dajeek fleur daje na ak pleur dana daje ak fleur te nag ñun bi ñu gënal mooy mu dajeek fleur yi ca coupe du monde ba ñun booboo ñu gënal mu dajeek fleur yi ca coupe du monde bi lii la yàlla dogal nangu nañu mais il est sorti de la finale grandi. Son village est devenu aujourd'hui un village connu dans le monde entier moom Sadio Mané tey jii dugg na ci néeg bu nga xamee ni ñana fa nekkoon avant lui ñoom Eto'o ñoom Didier Drogba ñoom Samuel Kuffour ñoom Raba Madjer ñoom Abedi Pelé ñooy Michael Essien ñoom Yaya Touré ñoom Seydou Keita le Malien ñoom Georges Weah ñoom Bénédicte McCarthy ces grands d'Afrique ñoom Wanka Kano mu dugal but ci finale Coupe d'Europe Sadio dafa dugal but ci finale Coupe d'Europe ce n'est pas une mince performance kon ci noonu ñu ko ciy félicité dana war nag fekki équipe nationale bi ca Vittel fa nga xamee ni ña nga fa ca stage ba nga xamee ni équipe baa nga fa ci yoonu Coupe du Monde bi nga xam ni son premier match ce sera le 19 juin je le rappelle ce sera le 19 juin contre la Pologne. Alors kon Aliou Cissé a fini de rendre publique la liste de ses 23 joueurs. Il n'y a pas eu de surprise. Il est même prudent. Yaataloon na géew bi Djilo Bodji dellu si Santi Ngom dugg Pape Alioune Niass Pape Niass Baye Oumar Niass jege si et cetera ñooñu yëpp dafa gën a yaatal géew bi pour se mettre en sécurité parce que xam nga daa rendre sa liste ba pare am ñu ci blessé et cetera kon listu Aliou Cissé bi du ngeen ci dégg ku ngeen xamul woon. Les gardiens de but Abdoulaye Diallo Khadim Ndiaye Alfred Gomis Alfred ci gardien yi moo xaw ni Rugan moo nekk en Italie du jouer mais xam nga ku nekk Italie du jouer même bu dee deuxième division gardien de but nit ku ñuul bu nekk Italie ci réewu Buffon nul c'est un grand gardien de but góolu nit ku ñuul ci réewu tubaab nul c'est un grand gardien de but parce que tubaab yi Alain dagal ma loolu wala Aliou Diassé dagal ma loolu parce que tubaab yi Aliou Diassé nag ma dagal loolu parce que tubaab yi dañuy exceller en défense ba ci ay grands gardiens su ngeen defee attention les plus grands gardiens de but dans le monde ay nit ñu weex lañu les plus grands attaquants dans le monde duñu nit ñu weex bu ñu ñuul di métis les plus grands attaquants Pelé nit ku ñuul kukk la boo demee Brésil attaquant yu mag yooyu ñoom Neymar ñi boo leen xoolee xam ni ay métis lañu et cetera nit ku ñuul ci boppam moo gën a mën a dem ca kanam que nit ku weex alors moom laa wax ni boo amee kuy góolu en Italie première division Nil c'est un grand gardien défense bi Kalidou Koulibaly ma nga Italie Lamine Gassama ma nga Turquie Moussa Wagué ma nga Belgique Youssouf Sabaly ma nga France Salif Sané ma nga Allemagne Kara Mbodj ma nga Belgique Cheikhou Kouyaté ma nga Angleterre Saliou Ciss ma nga France Valenciennes milieu terrain bi nga am ci Idrissa Gana Gueye Angleterre Cheikh Ndoye Angleterre Pape Alioune Ndiaye Angleterre
Alfred Ndiaye Angleterre milieu baa ngi noonu attaquant yi nga am Moussa Sow Turquie Moussa Konaté France Diafra Sakho France Ismaïla Sarr France Diao Keita Baldé France Sadio Mané Angleterre Mbaye Niang Italie Mame Biram Diouf Angleterre Aliou Cissé am ñeent ñu mu denc en réserve à savoir Fallou Diagne France ma nga Metz Henri Saivet Sivasspor ma nga Turquie Famara Diédhiou ma nga Angleterre ak Adama Mbengue ma nga France réserve ñi la garde réserve soo gisee amul gan am na ñu ni ñooñu vraiment ñi ko wax nee naa dañu def tuuti yëfu waane ñi ni Santy Ngom amoon nañ ci place mais dama ni Santy Ngom avant Aliou Cissé di ko woo mu joué contre Bosnie Herzégovine bërki démb avant Aliou Cissé di ko woo contre Bosnie Herzégovine ak kan ak Ouzbékistan mais kenn xamu ko woon avant mu war jouer contre Ouzbékistan ak Bosnie Herzégovine kenn xamul woon Santy Ngom mi ngi woon fii rek France ci gannaaw Sénégal di jouer à Nantes mais comme du fa woon titulaire Aliou Cissé repéré woon nag parce que nit mën na nekk ci équipe di remplaçant ba pare am valeur titulaire yi Aliou Cissé indi que mu joué contre Bosnie Herzégovine moom laa leen wax def ci match bu ràññeeku benn match la def mais bi mu ñibbee entraîneur am dimbaliwu ko parce que dafa ñibbi entraîneur ba yóbbuwaat ko équipe réserve Nantes mais équipe réserve Nantes mi ngi bëggoog niru 3e division équipe réserve en France ku ci joué mi ngi niru 3e division Aliou Cissé est sûr d'une chose Santy Ngom ne joue pas assez pour war a dem à la coupe du monde kooku la ay Sénégalais di wax am na ci place je dis non amu ci place parce que joué wul je dis non on arrive en équipe nationale parce que l'on joue en club ku joué wul club mun loo ñëw en équipe nationale loolu moo di atte bi te moom Santy Ngom il le comprend c'est un bon professionnel il sait que sa non-sélection reste liée comme on dit à sa place de réserviste à Nantes et là c'est le choix de l'entraîneur parce que man ñun ñi ngi gis Nantes muy jouer mais gëm nañ ñi mën na ci bokk bon xam nga nag léeg-léeg nee naa nit ku ñuul à égalité de valeur ak tubaab ba mooy jàll foog nga ma leen ñaari yoon pour war a mën a dem espèce su coow loolu ma nga France avec Rabiot bu Paris Saint-Germain ak équipe de France daan na ñëw équipe de France Adrien Rabiot Didier Deschamps daf ko def ci réserve yi gedd na il n'a pas raison il est jeune il a 23 ans dafa jël attitude u joueur bu jege trentaine tey jii Moussa suñu gars yi ñooñu suñu gars trentenaires yi ñoom ay Demba Ba ñooñu boo leen jëlee def leen réserviste mën nañ leen ni merci je ne suis plus en âge d'attendre je ne suis plus un débutant parce que en ce moment damay def rek ay pige su ma mënul ñëw bu ma def réserviste bàyyil place su réserviste bi ak xale yi kooku ñoom Moussa bu équipe nationale Sénégal moom lay wut ni tour bi Moussa Sow ñoom Moussa Sow ak ñoom Demba Ba mën nañu am boobu réaction mais un jeune joueur waru ko am Adrien Rabiot il a 23 ans dafa gu fi woon performance au PSG bu war tax mu ñëw en équipe de France Didier Deschamps un bon compétiteur moo ko teel repéré parce que xam nga Didier Deschamps dafa am gannaaw c'est le footballeur français le plus titré Didier Deschamps c'est le footballeur français le plus titré gagné na coupe d'Europe ci ay équipes différentes ci ay équipes différentes la gagné coupe d'Europe nekk champion du monde di fa capitaine c'est le footballeur bu ñu leen di laaj footballeur français le plus titré ne leen Didier Deschamps bon si ajoute que am na lecture bu baax kenn mënul gagné ñaari coupe d'Europe sous 2 maillots différents ak Marseille ak Juve
gagné na ko ak Marseille gagné na ko ak Juve moo doon capitaine ak Marseille bi France di gagné coupe du monde moo doon capitaine te du am vision bu baax gagné coupe du monde di capitaine. Alors Adrien Rabiot, Didier Deschamps l'a fait venir espoir. Il n'a pas le droit de se comporter de la sorte. Et ce qu'il ne sait pas, il vient de verrouiller. Adrien Rabiot, il vient de verrouiller sa carrière avec l'équipe de France. Parce que tant que Didier Deschamps mooy nekk entraîneur gëm naa ni mën na bañ a gaaw dellu si à moins que Didier Deschamps woolu ko jéggal ko delloowaat ko ci groupe bi. Parce que moom léegi Adrien Rabiot mënatul football lu war tax mu dellu si équipe de France dafa gedd équipe de France ci yoonu coupe du monde. kon Alain li lay fi daanu si woon tey ma ànd ak Aliou Diassé ci liggéey bi ni ñu koy defee tous les dimanches déwénati yal nañu génne ci koor gi ak jàmm bu leen fàtte xale yi ci ñaan xale yi jëm ca coupe du monde ba bu leen fàtte ci ñaan nee naa jooy yi Sadio Mané dajeel démb yal nay fleur ca coupe du monde ba parce que nee naa leen les grands matchs c'est le rendez-vous des fleurs et des pleurs xam nga Alain yaa ngi janook fleur ak pleur boo jëlee bu ci nekk lettre ba ca kaw ba ca kanam ngay toxal ko yóbbu ko ca beneen moo ba mu daal di changer kon ki dajeeg fleur sorewul dajeeg pleur il est à une lettre Sadio Mané mbii dajeeg pleur sorewul fleur il est à une lettre des fleurs yal nay fleur ca coupe du monde bi ñu jëm Abdoulaye Diaw Aliou Diassé ni ñu koy defee tous les dimanches ci rajo Modou International bonsoir à dimanche prochain et bon Ramadan foofu ci New York. mbokk yi yàgg naa leen wax ne bu jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom dama ne waaye leen activé seen mbokk yi yéen a ko tax a jóg ndax kat xew na ci jamono tolloon nag jamonoom ndax kat mbokk yi gis ngeen ne addina bi nu mu révolutionné ndax téléphone bon nag mbokk yi képp ku ci amati problème téléphone ci dëkk bi yow la neex ndax kat foofu ci wireless activation bu Youssou Diop boo leen fa demee di ngeen fa am li nga xamante ne mooy lépp lu jëm ci wàllu accessoire jëm ci wàllu téléphone lépp loo soxla ci wàllu téléphone boo leen demee fekk ko fa kon carte da koy jaay da nga nee naa leen fu la neex mu lonkol la ko fa fu la neex mu branché la ko fa yemuñ ci loolu ndax kat nee naa leen téléphone fu mu yàqoo boo leen demee ñu réparé leen ni ko bu dee leneen la ci manqué boo demee ñu monté la ko ba tey wireless activation mbokk yi yemul ci loolu ndax kat nee nañ képp koo xamante ne am nga correspondance maanaam am nga lettre fu lettre boo mën a jógee làkk boo ko bëggee mën nañ la ko defal translation boo xamante ne dina yomb lool ci yow yemuñu ci loolu ba tey bu dee da ngay def copie photocopie wala ngay envoyé fax boo demee ci wireless activation bu Youssou Diop mbokk yi mu taxawul ci kan dama ne bu dee da ngay wut ay photo nag photo passeport wala photo ID boo leen demee di ngeen ko fa def ci nu mu gën a yombee ci nu mu gën a gaawee yemuñu ci loolu lu bees li mu indi nag mooy green lottery green carte bii nga xam ne ñu ngi ci boo demee da ngay dem taxaw ñu defaral la ko ci saase envoyé la ko immigration ci nu mu gën a yombee kon nag mbokk yi wireless activation mbokk yi yéen a ko tax a jóg mu ngi nekk rek ci diggu Harlem mu ngi nekk ci 126 West 116e rue diggante 7 ak le 9 avril Youssou Diop nee na mun ngeen ko woo ci 646 454 08 57 yemuñu ci loolu waaye tamit 917 337 37 24 loolu yëpp boo leen fa demee dama ne Youssou Diop mën na leen ci taxawal ci nu mu gën a gaawe te nu mu gën a yombe ndax kat nee naa leen Youssou Diop mbokk yéen a ko tax a jóg wireless activation mbokk yi moo xew ci jamono ndax téléphone moo xew ci jamono te kat dafa révolution àdduna ba nag lépp loo jaaxal ci téléphone boo leen demee ci wireless activation bu Youssou Diop ma ne mbokk yi mu jàpp leen ci nu mu gën a gaawe jërëjëf ba nag mu ngoo ko rek ngeen digg Abdoulaye Diaw wax ko ci coupe du monde bi préparé rek ñaan waajal comme ça bu ñu ñëwee rek ci li nga xamante ne mooy jëm rek ci wàllu woowule boobaa ñu ñaan yàlla rek mu defal ñu sutura may ñu ndam nag foofu ba ñu mën a vraiment bokk ci li nga xamante ne mooy équipe yu mag yi nga xamante ne ñoo tas ci àddina bi ndax noonu bu boobaa nañ def fàttali ko rek li nga xamante ne amoon na daaw ca 2002 yal na yàlla may ñu loolu ba ñu dépassé stade boobule ñaan nañ ko yàlla nañ ko yàlla may bu boobaa Sénégal gën a dem rek ci kanam ndax doon na loo xamante ne dëgg li ñuy ñaan la li ñuy souhaité la ndax xale yi am nañu jom te bëgg nañu la ñuy def bon nag xanaa rek dañuy daal di préparer dellu soir rek ci
waxtaan wi nga xamante ne dinañ ko waxtaan ci dinañu woo Sandiamou Ndiaye ci waxtaan wu am solo woowu nga xamante ne dinañ ci dellu soit bu ci kaname niñ koy baaxoo def dimanche yi jot fii ci rajo Modou International di leen ko baaxee waaye balaa boobu amoon na élément boo xamante ne rek bëggoon naa ko may auditeurs yi rajo Modou International bu ci kaname dinañ ci dellu soit bu boobaa dinañu mën a dellu si ci élément boobu nga xamante ne danaa ko may auditeur rajo Modou International comme ni ma ko waxee léegi rek bu ci kanamee tamit Omar Diaw dina ñëw jàngatal leen diggante israéliens ak palestiniens yi ci wàllu cosaan danañ ci dellu soit bon nag xanaa rek ma daal di ñëwaat ci wàllu publicité yëgle rek pour mën a delloo si li nga xamante ne moo jëm rek ci wàllu xibaar ma fàttale borom green card bi Mohamed Lamine Diouf la tudd passeport am dañ ko yónnee woon ci beneen adresse ñu daal di ko retrouver ba jox ñu ko fii ci rajo Modou International képp koo xamante ne xam nga xale boobule tudd Mohamed Lamine Diouf judd ci 19 août 1992 wax ko rek nekk green card am bi ñu ko immigration yónnee dañ ko def ci wrong adresse ba ñu daal di ci jot ba nag bu woowee rek ci 347 972 5639 bu boobaa alors dañ ci mën a jot ba mu mën a jot green card am boobule bon nag xanaa ma dellu soit tuuti rek ci publicité après ma dellu soit nag tuuti ci Sandiamou Ndiaye ci waxtaan wi nga xamante ne fas yéene naa ko waxtaan ak moom ñu jëmale ko ci actualité oblige li xew nee nañ di ñàmbata bon nag bu ci kanamee rek dañ ci dellu soit léegi rek ci waxtaan woole bon ñu déglu benn publicité rek ma dellu soit ci programme bi léegi rek Omar Diaw dina ñëw moom tamit ci waxtaan woowu la restaurant bi waa Amérique yëpp doon xaar yegg si na tey chez Alain restaurant ma ne restaurant bi daal Modou yeeg Fatou yi nag képp koo xam ni kon bëgg nga daal lekk gu sell set neex bëri nag ay vitamine ñëwal chez Alain restaurant qualité bi baax lool ma ne plat wu Sénégal ak yu Afrique yëpp la nu fay togg ku bëgg reer wala nga bëgg añ wala nga bëgg ndekki wala nga bëgg ndogonal lépp nga ca cey li ay ceebu jën maafe domoda yaa sa poulet wala boog yaa sa jën waaw supp kànja nag cere jaa nga fa moo xam cere mbuum la wala cere baase saxa baa nga fa mboroxe bi nag dina yu neex ay reer yoo xam ne kon amul fenn laa la wax ay reer dibi ak yàpp yu neex a neex te set rek teg caat waaye yow lii moom adresse bi fan la ne xanaa New York 2046 7e avenue diggante 122 ak 123 rue Esprit téléphone balan la 12 12 678 78 20 wala 12 12 678 76 00 chez Alain restaurant mën a jaaxle jeex na jafe-jafe jeex na xiif jeex na ndool jeex na waa Alain looy def nii lii mooy lan cay li ci restaurant loxo bu saf Alain mii non day dem neex daal mooy neex déggal Sandiamou Ndiaye xanaa léegi bu ci kanamee rek mën nañu dugg nag ci waxtaan wi comme ni ma la ko waxee léegi ne la léegi nag nañu jubal nag waxtaan ci li nga xamante ne mooy xew-xew wax ji nga xamante ne kat yaakaar naa ne wër na àddina muy rek li nga xamante ne wax nañ ko Idrissa Seck moo nekk ci bopp ba coow li bari ci lool nag xanaa yow it ah. sa bàkk bi nga daan ànd di ñëwagul. waaw bàkk baa ngi ñëw dama la koy dal di song noonu rek daal di la ko waxee noonu la temps nga préparé. maa ngi ñëw léegi ci li nga xamante ne moom moo ñuy jubal ci loolu bu boobaa nag dañuy daal di ñëw rek jubal ko directement jëmale ko rek ci ki nga xam ne mooy Idrissa Seck waaye dafa am loo xamante ne dañ ko wax politiciens yi. alors loolu laa bëggoon ñu jox ko auditeurs yi bu boobaa déjà dinañu xam li nga xamante ne. nekk na si ñun ñi nga xamante ne dañuy nekk homme de média nekk ci kanam ñu di génne waxtaan yeeg di ci wax ak yooyu alors donc muy doon njàngat moo xamante ne borom xam-xam def ko muy li nga xamante ne dañ koy dund ñun dañ koy dund ñun ñëpp dañ koy dund ñun ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci rajo yi ñu ngi nekk ci journaux yi ñu ngi nekk ci télé yi alors donc des hommes de presse ñu ngi koy vivre di ko dund ñun tamit population bi nga xamante ni ñun tamit moom la ñu seq bokk ko. muy loo xamante ne lu am solo la bon nag dañuy def njàngat yi rek bu boobaa te bëgg naa chaque fois fu ñuy defee politique wala fu ñuy koy waxtaanee ñu di déglu lii pour mën a def nag benn diagnostic boo xamante ne dañuy xam façon nit yi nga xamante ne ñoo constitué li nga xamante ne mooy société bi muy politiciens yi ñi nga xam ne duñu politique ñu bokk société civile ainsi de suite
ku nekk rek ni nga xamante noonu lay placé woo à chaque fois que situation taxaw alors bu boobaa yaakaar naa ne njàngat yi dana gën a yomb ba ñu dem ci élément boobu la Sagnamou Ndiaye. ñu dégloo ko xel nañ ko dégloo xel bu baax a baax ñu dem. mbokk yi bu ñu ne siiw du jàmmi borom politique ni maa ci xam dara wante dañoo wax ni baat bu nekk fa nga ko fekk nga koy firé le verbe ne vaut que par son utilité haddul kalaami ma afaada ba tax ma ni naa wër laaj baatu politique nan la ko ñu ko séq déggee noona ma génn rek am ku ma dajeel ma laaj ko ni ko yow la kan mu ni ma man la pouvoir man nii maa nekk ci donkaasi gi ma ne ko kon nag yow laa doon wër baatu politique nan nga ko déggee yow pouvoir mu ni ma boo ko bëggee dégg dëgg da ngay wuti dictionnaire askan wee ma fi bàyyi ubbi buntub digaate xool page wax génn ca bu la ko dee firil danaan sama bopp ma la gënal dug bañ naa la ku la feesloo moo la yàpploo ku ratt mus ca ngasum ñàmbeek yéy xamoo fu la ñor ngay fekk falu tàmbalee noos ndax folli ko day bette te ku falu fal say gaay dëgg la nag nit ñi dinañu wax wante dama leen naan rek daanu dajul suuf te toq gën yu réet kooku nag mooy pouvoir bon ñu dem ci opposition bi. ma ne ko waaw baax na kon dégg naa li nga wax génn dajeek mbooloo ma laaj leen yéenay ñan ñu ni ma nun la waa opposition ma ni leen bi yéegoon ba pare wala bi yéegagul ñu ni ma nun la waa bennoo comme bennoo daa jafe nag nu far tudd mànkoo rek ma ni leen man de dama doon laaj ca baatu politique yéen nu ngeen ko déggee ñu ni ma dañu lay wax sunu programme ba pare ñun sunu programme mooy askan weenu tax a jóg ma ni leen déggoon naa ko léegi de ñi yéegoon ba wàcc daal di ma ni ñun daal ni nu déggee politique mooy lu mag def dee bu dekkee bàyyi ko wante nag dee dekki moo jafe bon nag am na problème ci élément bi waaye mu ngi ñëwaat ñu xaar ko ba xam exactement ndax danañ ko ñëwaat jëlaat ko mu doon lu am solo loo xamante ne dëgg-dëgg dinañu. kon nag lii ñu debaat ku ñu neexul da nga cee bokkul kon nag golo wàccal gaynde yee. mali leen dégg naa li ngeen wax génn dajeek meneen mbooloo ma laaj leen yéenay ñan ñu ne ñu nun la waa société civile ma ni leen man de dama doon laaj baatu politique yéen nu ngeen ko déggee ñu ne ñu nun de askan weenu yónni ma leen yónni ma de bu ca yàggul yàq ca te lu yàgg ci njaw nag di njaw ñu ni ma waaye bokk yi cee faati ma ni leen ba tey nu ngeen déggee politique ñu ni li nu déggee politique daal mooy waxi politique see jëru la duma sa doom te politique nag oto bu paan la koo puus bu tàkkee bàyyi la fa te kat garab gu sori kaw gii te meññ nga xam ne ñëpp mënuñu cee yéeg te ku ci yéeg dañ lay tong li ñuy d'accord ak yow bala ñu laa tong dañ la boo demee kat na ngay dagg di waddal waaye boo demee ba ca kaw ngay toog di lekk fàtte ñi la tongoon ci suuf kon nag yooxul ma wóoye ciy toog ma ni leen waaw baax ne dégg naa li ngeen wax waaye am na keneen ku ma dese kon xaaral ma dem ca daara ja laaj leen ñoom it nu ñu dégg politique ma génn dugg ci daara ji ma laaj sëriñu daara bi ni ko yéen nitu daara yi politique nu ngeen ko déggee sëriñu daara bi ni ma dama lay wax ki nga war a àndal ba pare door laa wax lan mooy politique mu ni ma ñi nga dajeel ñépp ku mu ci mën a doon wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furta koo nga xam ni liir nga ci programme am fekkoo ca luy jariñ penc di jariñ daara bul ko jox saw carte mu ni ma it wala tuti minhum athiman aw kafura mu ni ma koo nga xamante ni politique am lépp mooy wax lu ñaaw def lu ñaaw ak wax weddi bu ko jox saw carte
wala tuti' kulla xallaafin mahiin hammaadin mashaa'in binamiim mannaa'in lil xayri mu'tadin athiim. mu ne ma kuy wax di waat naan bu ngeen ma falee te boo ko falee la mu la diggoon fa mu la ko digge woon la ko bàyyi boo ko fàttalee mu ne la maa waxoon waxeet bu ko jox saw kàtt. sëriñu daara bi ni ma léegi nag ma wax la lan mooy politique. watlu alayhim naba abnay aadama bilxaq id qarraba qurbaanan fa tuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al axar qaala la aqtulannak qaala innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. mu ni dafa amoon ñaari candidat yu doon dem élection kii tudd Qaabil kii tudd Haabil. xam naa kii parti gauche la kii parti droite la. kenn ku ci nekk andi sa programme présenté ko askan wi seet kii ko programme am doy mu wateel ko ba résultat yi génnee parti droite bi gagné parti gauche bi contesté ni ñoom d'accorduñu ci résultat yi dañuy dem conseil constitutionnel. ba ñu demee conseil constitutionnel te mooy sunu boroom mu àtte jox dëgg ki gagné woon di parti droite bi. boroom parti gauche bi ni ko d'accorduma boo toogee doo fi tooge jàmm ndax dinaa la coup d'état la aqtulannak. boroom parti droite bi ni ko la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak inni axaafu allaha rabbal alamin. ni ko bu la ko nguur jaralee jëlal booleel tooñ gi nga nar a tooñ ci pouvoir beeg tooñ gi nga ma tooñ wala génnu layee ko ca kanamuk yàlla. kon nag mbokk yi ma ni daara daal moo ki ñoñam ñooy mbaam sëfum politiciens yi. kon nag bu jëgg jëy xuloo na mbaam dem fori ndax bu ñu juboo moom la ñuy war a tekkee di ko jëw naan ku la gën mbaam dala ëpp la wet bu sëf jotee moom la ñuy sëf. bu nawet wàccee du gis ngooñ dugub waxi nopp boo amul sans sax jox bi ñu ne nañ ko jox ginaar yi. kon nag waay mbokk yi ngalawaay nañu xam ni mbaam gàtt na waaye ci jur gi la te ku dóor sa mbaam bàyyi ko mu naax te mbaam nag ku ko taw wàcc mu wàññeentu la. kon nag yéen politiciens yi xaayaan ka dégg séeréer wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf. Sandiabou Ndiaye kooku nag dinaa la bàyyi nga def sa commentaire balaa ñoo dugg nag ci waxtaan wi. dégg moo am solo. cax nañu wax nañu jàngal nañu. ba tax na ku nekk war nga see am sa jàngat. xam ni politiciens yi dama koy faral di wax. ñi si ëpp de du ma ni ñëpp de. waaye ñi si ëpp. seen bopp dong lañ fi nekkal. bu ñu soxlaa daañu ñëw wax la ba wër la. waaye bu xasee ba am te ba tey ngay jot. fàtte nañ la. boo leen déggatee wala boo leen gisatee bu ne. daa fekk ñu soxlawaat. comme nag ñoom ñoo soxla askan wi nag ñoo war a am seen fulla ak seen fayda boo xam ni. politiciens yi bu ñëw bu mu nangu mu fooy leen. parce que bu dul askan wi benn politicien du falu. te bu ñu bëgg pour ñu falu il faut que ñu ñëw. topp la pour nga kii leen. nañu am suñu fulla ak suñu fayda nag politicien bu ñëw. buñ koy jox suñu carte bu ne. nañ ko teg foo xam ni nañu wóor ni kii kat askan wi moo ko tax a jóg. réew mi moo ko tax a jóg waaye boppam taxu ko jóg. te lu yomb xam la nag. lu yomb xam la parce que ña fa nekk. ku nekk sa passé daanaka xam nañ ko. xam nañ ñi nga xam ni daanaka réew mi moo leen ñor. bëgg nañu réew mi fas ñu liggéey réew mi ak ñi nga xam ni seen bopp lañ fa nekkal bu ñu leen falee seen bopp ak seen mbokk dong lañ fa nekkal. kon askan wi dafa jot. ñu yeewu nañ sax daam. waaye dafa des. dafa des te il faut que ñu xamal ko politiciens yi. ñu xamal leen ni kat ñoom ni ko El Hadj Malick Fall di waxee. ñun ñoo leen di fay. pour ñu liggéeyal ñu. ki ngay fay nag pour mu liggéeyal la. day topp ci li nga xam ni moo la neex. bu ko deful nga xamal ko ni kat yow du yaa may nga xam ni yaa yor sama baat yaa may représenté. wallaay.
defu du waxu di ñàmbat du ay di ñàmbat sax la waaw du defu waxu lu ay di ñàmbat defu waxu li ay di jàmbat kooku mooy wax ji defu na waxu na waaye tamit lii day njàmbat la loo xamante ne dinaa ne wër na àddina nan lañ ko waxe ci nan lañ ko xalaatee kaka wax lu ko taxoon a jóg lu tax mu wax ko dafa bari ay question ci biir moo tax ñu war koo yaatal ginnaaw nag bu ndox tuuroo an baax des am na olof yoo xam ne dañ ne bu ndox tuuroo da ngay rootiwaat waaye fi mu ne nii dañu waaj a jéggi waxtu wi Sanjam bu Njaay il faut mu jàngatal ñu li nga xamante ne mooy wax ci coow lu bari li yëpp dinañ ko wax jàngatam gis-gisam ci wax ci dina jël wàllam bu ñu jéggi waxtu rek dañ ci dellu soit WPAT Patterson and worldwide from New York City at www.wpat930am.com. There's no question you need omega-3s. But which form should you take? Fish oil or krill oil? Scientists have debated this for years. Luckily, there's a new solution to satisfy everyone. It's called Krill Omega 50 Plus. It combines ultra-pure fish oil and joint-soothing krill oil together in just one tiny pill. It's so powerful, it can promote the health of your heart and your arteries. And if that wasn't enough, it can also boost your joint comfort in just days. We're so sure Krill Omega 50 Plus will work for you. We'll even send you a free bottle to put to the test. The debate is over. It's not fish oil or krill oil. It's both. And now it's free. Just pay $4.95 for shipping and claim your free bottle. Call now. 800-831-6657. 800-831-6657. That's 800-831-6657. Homeowners on a tight budget and living in fear that something in your home might break, a plumbing problem, an appliance breakdown, stove, refrigerator, air conditioning, a lot can go wrong. And when something breaks, your cash reserves are gone in a flash. Then it's more and more credit card debt. Don't leave it to chance. Protect yourself with affordable coverage from Listen Up America Home Warranty. Pay $400 for electrical repairs. Or with home warranty protection, 100% of the repair cost is covered. Pay $580 or more to repair a water heater or get home warranty protection and 100% is covered. Replacing an air conditioning unit can cost you $2,000 or more. But with home warranty protection, you are covered 100%. Stop worrying about repair bills. Get protected with Listen Up America Home Warranty. Call right now for a free quote. Everyone is guaranteed approval and the call-in consultation are free. Call 800-690-2175. 800-690-2175. 800-690-2175. Certain conditions and restrictions apply. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On behalf of the staff and management of Multicultural Radio Broadcasting, I'd like to wish the entire Muslim community in the tri-state area a happy, safe, and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak wa Eid Kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. bon nag Sanjam bu Njaay mu ngoog defe naa ne ñëpp a ngi lay déglu ndax wax ci coow li bari na rajo Mode International la rajo des grands événements xam ngeen ne di ci nekk en reste ndax lu bari wala lu ñuy xam ci lu bari ci rajo Mode International lañ koy jàngatee ba tax na ñëpp a ngi lay déglu ndax bés yi bari na waaye auditeurs yëpp dañuy xaar dimanche
pour mën a xam li xew ci àddina bi rawatina suñu réew mi nga xamante ni kat mooy Sénégal te ñu fay ñaan jàmm dong waaye bëgg nañu lépp lu fi xew lépp lu fay am yéen ñi nga xamante yàlla baaxee na leen yenn yi ngeen di leen ko faram fàcceel ndax kat bari na ci nit xëy na seen dégg-dégg wala seen gis-gis léeg-léeg mu jafeñ ba tax na am nañu ci yàlla may yoo xamante ne bu ñu waxtaanee ak yow wala bu ñu waxee ak yow faram fàcceel la li nga xamante ne xew-xew la bu boobaa si ngay gën a xam lu bëree bëri ci xew-xew bi ñu bari nag léeg-léeg ñu ne tël dégg de tël ñu ne damm na te fekk xamuñu li ci biir kon nag am na ci noo xamante ne kat su bari dañuy toog xaar dimanche ba waxtu wi jot ñu ne nañ leen toog xaar déglu rajo Modou International bu dee lundi la ba mardi noonu la ñuy toogee di xaar nekk ci kump toog ci nen ne dañuy xaar ba dimanche ñu déglu El Hadji Malick Tall déglu Sa Ndiambour Ndiaye pour mën a xam lan la wax ja wondu lan moo ne ca biir bu boobaa nag ñu daal di éclairer seen lanterne ubbi seeni xel ubbi seeni xol def ci li nga xamante ne moo doon tax ñu toog di ko xaar kon Sa Ndiambour Ndiaye kaddu gaa ngoog coow li bari na Sa Ndiambour lan moo xew. li xew mooy Idrissa Seck ancien premier ministre bu maître Abdoulaye Wade moom moo génn wax yoo xam ni mën nañ ko tënk si ñetti fànn bu njëkk bi dafa wax si yonent yàlla Ibrahim ak doomam ja Ismaïl yonent yàlla Ismaïl bi si des mu wax si mbirum Kaaba gi ak fi ni aji Makka ñetteel bi mooy mbirum Palestine ak Israël mbirum Palestine ak Israël duma si del si ndax El Hadji Malick Tall def na si jàngat bu rëy te El Omar Diaw Seck si kanam dana ñëw wax si d'abord li may njëkke mooy que ni il faut que ñu reconnaître que ni Idrissa Seck homme d'état la man gëm naa ni am na xam-xam boo xam ni mën na yor réew am na fit boo xam ni mën na yor réew waaye dafa def erreur de communication maanaam si mbirum communication njombe la def te dara tegu ko li ko teg xam nga lan la mooy rëy ak ñàkk teggin catu Idrissa Seck mooy loolu ñu bëri defoon na ni soppeeku na waaye des na rëy gi ak ñàkk teggin bi bàyyeegu ko ane jigal ñàkk teggin weesuwul ngay wax ku mel ne sa koo xam ne mën na la bàyyi wala mën na la maam nga naan ko ancien spermatozoïde futur cadavre maanaam meññitum góor nga woon medd ngay doon ëllëg xam nga wax ju ñaaw mënta weesu loolu ku la mag sax waroo ko wax loolu waxatam laa ku la mat bàyyi la même chose moo ko dal fii booy wax yonent yàlla Ibrahim ngay wax ensemencement maanaam tey jii boo ko dee tekki si wolof da nga naan tëb alay jigal tey jii dafa mel ne tey jii nga am sa xar laadum ma am sama xar mu jigéen ma indi la nga tëb ko xam nga wax jooju dafa ñaaw si mag ku la mag waxatuma laa ngay wax yonent di wax loolu loolu moo tax ma ne la Idrissa Seck waxam ñàkki teggin boobu moo koy war mais boo demee ba si biir li mu wax histoire la indi yonent yàlla Ibrahim c'est vrai que amoon na soxna suñuy wax Saara mook Saara amuñu doom mu dem ba jamono joo xam ni dafa am benn pharaon bu nekk Égypte boo xam ni doon na jéem a sàkku Saara woon ko fulla ak fayda gu mat sëkk mu baalu Saara kañ ko jël doomam bu jigéen jox ko ni ko jox naa la ko mu lay doxal sa service doomam bu jigéen boobu tudd Agar Saara moomu jël do xale bu jigéen boobu may ko borom këram yonent yàlla Ismaïl kii Ibrahim ñu dem Palestine ñu am si doom ñuy wax Ismaïl Saara dem ba fiir nii yonent yàlla Ibrahim na génnee Agar ak doomam ji mu génne leen yóbbu leen sa Makka fa mu leen bàyyi benn valise bu am ay tàndarma ak tuuti ndox la fa ba yàlla ñëw bëtt ndox foofu mooy ndox li ñuy wax ndoxum zam-zam yonent yàlla Ibrahim ak doomam jooji Ismaïl moom la bëggoon a rey lii moo indi tabaski
yonent yaari Ibrahim boobu ak doom jooju yonent yaari Ismaïl ñoo tabax kaaba gi. Ismaïl boobu muy génn yonent yaari Ismaïl boobu muy génn àdduna à l'âge de 137 ans maanaam téeméeri at ak fërëm juróom-ñaar moo yoroon autorité kaaba gi. si loxoom la nekk. yonent yàlla Muhammad mii avant muy gane àdduna. juróom fukki fan avant mu génn àdduna la ñu defaraat mag kaaba gi. kon xam nga ni kon kaaba gi yàgg na. yàgg na lool. pour ma wax la li tax yàggam gi rek. diggante yonent yàlla Ismaïl ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. juróom fukk ak juróom-ñett. maam nekk na ci diggante bi. xam nga loolu yàgg na. yonent bi buy wax dafa daan commencé si Adnaan. maamam bu naan Adnaan. si la daan commencé. buy wax daan wax naan ni yàlla dafa tànn Abraham yonent yàlla Abraham mooy Ibrahim. génnee si Ismaïl. si Ismaïl mu génnee si Kinaana. si Kinaana mu génnee si Xuraysi. Xuraysi mu génnee si Hachim. Hachim mu génnee Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. xam nga kon boobu kaaba gi yàgg na. pèlerinage bi ñuy def nii maanaam aj Makka. mais si yonent yàlla Ismaïl la woon ak yonent yàlla Ibrahima ñoo ko doxal. Safa ak Marwa. booba la woon. donc rite yooyu ñuy wax yëpp. booba yàgg na. xoolal li ma la wax ak bi yonent bi ñëw. ñaata ati at la. kon xam nga ni kon Idrissa Seck bu dee. Kaaba gi bu nekk fii du aji Makka xëy na Jérusalem la. donc maîtriser wul histoire islamique. na boo boobaa li nga xam ne da doon am ay téeméeri at. avant islam di taxaw. muy aji Makka. taxawu Arafat. rey gii ñuy rey muy sacrifice bi ñuy def. yooyu yëpp mu amoon. Kaaba gi nga xam ni bi ñu demee ba nga xam ni buuru Yemen. bugg yónni woon na pour ñu toj ko ndax dañoo bëggoon. ñuy dem di def pèlerinage foofu parce que dafa na temple foofu ñu defee pèlerinage. bi ñëwee ba si yoon bi ak seen i gileem yi ak ñoom seen. dañoo sukk ni duñu dem. bu ñu leen jëbalee beneen yoon ñu dem mais bu ñu leen jëbalee Kaaba ga ñu lànk. ba yàlla ñëw ak ay mbir ak picc yooyu xam nga dégg nga ko. muy mbirum ele ñay yooyu. xam nga loolu yàgg na. donc Kaaba googu mbir la moo xam ne donc mbirum yàlla la. donc du tey jii ngay ñëw nii. donc xëy na spéculer leneen. waaw mais lan moo ko tax a jóg ci loolu. non c'est-à-dire que. xam nga li ma lay wax. kii beew baaxul. nit ki dafa war a modeste. dans la vie. ak xam-xam boo mën a am. ak daraja joo mën a am. ak loo mën a am. da nga war a modeste. waaye tamit di mesurer say kaddu. allez jigal damay dem si douche bi. damay gaanu waay. moo gën a rafet ngeen jéggal ma maa ngi puubi. te xam nga wax yëpp benn la. wax ju ñaaw jooju mooy heurté. te lépp luy heurté doomu góor da ko war a daw. wax loo xam ne da ngay heurté nit ki maanaam da ngay gaañ xolu nit ki. da nga koy daw. malheureusement Idriss Seck loolu la def fii. ba tax na ni ko El Hadj Malick Tall waxee gëm naa ni. dafa war a génn publiquement et d'une manière solennelle baalu la communauté islamique mondiale xamal ni dafa juum yëppay juum defu ko parce que li mu def mooy dafa woote conférence de presse si siège yu réew mi daan ni bépp jullit boo xam ni sama kàddu yii blessé na la jublu ma si woon loolu dañoo déformer samay kàddu du noonu la ñuy kiiwee booy jéggalu da ngay woote conférence boo xam ne uniquement pour ça woote solennellement. bon daal doyul bu bëggee affaire doyul na génn solennellement mu kii ko. li si des mooy gëm naa ni mbir mi tam ñu ngi koy bëgg a yóbbu foo xam ni eggu fa. ndax c'est vrai juum na wax na njombe. li ma gëm mooy man dama gëm débat d'idées. lu mel nii bu amee. gis nga li Bamba Ndiaye def. bien que du ma fan Bamba Ndiaye. li Bamba Ndiaye def. ki nga xam ni mooy Kébé. jiite pèlerinage def. waaw loolu laa gëm. débat d'idées. li Idriss Seck wax nga démonté ko benn par benn.
xamal ni ko li nga wax taxawul benn par benn nga démonté ko ay borom xel la ngay waxal ñu xam. mais attaques yi jéebaane yi l'échange bi jaru ko. il faut que dans notre religion ñu am tolérance. il faut que dans notre religion ñu mën a am benn capacité de dépassement boo xam ni suñuy problème dañ koy régler parce que duñ ko régler d'une manière violente. parce que violence. du jëf rek mais wax tamit am na wax yoo xam ni c'est violent. te mën na indi musiba. te bu musiba commencé xamu fu mu yem. ba tax na gëm naa ni képp kuy leader d'opinion war nga am un discours modéré. maanaam condamné ko fermement li mu wax c'est vrai. démonter fermement li mu def parce que ñoom mën naa démonter ñi fi jàng bari na ñi jàng alxuraanul karim bari na ñi ko mën a démonter benn par benn bari na nañ ko démonter benn par benn et la vie continue bu ëllëgee du ko defaat mais ñu bàyyi l'échange bi parce que l'échange bi mën naa jur loo xam ni ab dof ma nga fële di fan Alain Jigal wax ni na ngeen jóg na ngeen dal ci kawam bu boobaa benn dof mooy jóg jéem a attaqué ko wala mu attaqué njabootam. loolu baaxul suñu réew. mën na indi fitna suñu réew. Idriss Seck a fait une grosse erreur boo xam ni li ko teg mooy beewam wala ñàkk modestie waaye tamit ñàkk tegginam parce que wax dafay am teggin malheureusement ay waxam dafa am teggin te boo bëggee jiite réew boo jiite ay nit say wax da nga koy teggine say boo wax dafay am yar malheureusement leader la. waaye il faut que mu defaraat boppam jàngaatal boppam pour xam ni kat ay nit lay jiite ay nit ñi ay nawleem lañu ñi koy déglu ay nawleem lañu ay kilifa ñoo koy déglu ay sénégalais ñoo koy déglu mën na wax li mu bëgg a wax. waaye mu wax ko avec respect mu wax ko avec modération. donc Alain Jigal yaakaar naa ni débat bi fi mu nekk. mi ngi jël ampleur boo xam ni au niveau international. parce que gis nga wax bu jubee. da ngay def nit yaa ngi ci yokk sax loo xam ne waxu ko woon. gis nga wax ji nit ñaa ngi ciy boole sax loo xam ne waxu ko. garaawal boo xam ne xëy na moom sax yóbbu wu koon foofu. c'est ça mais li ko teg mooy que ni bi mu noppi ba pare génnul baalu. parce que li mu wax mi ngi ko wax en français. yow ak tuuti wolof. réewu arab yi bari na ñoo xam ne dégguñu français dégguñu wolof. dañ leen di traduire rek. te traduction boo gis daanaka am na lu sa yokk. yokk ko nag xëcc ko tàddi ko am na ñoo xam ne dafa saaga yonent bi. xëcc ko wax ci yoo xam ni dafay garaaw boo xam ni un musulman bu ko dégg dalay jaral pour nga rey sa bopp. donc nañu dikkaat dal. et sur ce point moi je salue vraiment la position de l'APR wala de Benno Bokk Yaakaar. parce que jusqu'à présent ñoom dégguma benn yoon ñu wax loo xam ni day yokk day yokk daay gi maanaam da koy xamb dégguma ko daal en tout cas sama ko dégguma ko ba tax na kooku c'est une décision sage boo xam ni ku nekk moom nga war a def lu mbir mel nii bu amee am na ñoo xam ne seen xam-xam si la ñu màcc buñ si waxee na débat bi continuer mais Idrissa Seck moom tamit mu xam ni def na faute grave mu pardonné ñu mu heurté mu ñëw baalu leen Alain Jigal ñu continuer doxal suñu réew. kooku mooy Sadia Mboune Ndiaye njàngat rangook wuf naa ne li nga xamante ne Idi wax na ko moom ko leeralee ba ñu xam li nga xam ne moom la Idi wax teg na ci njàngat ak li nga xamante ne kat moom la ñu war a moytu ndax lépp luy indi fitna dañ ko war di daw julli bi dafa koy war di daw yàlla suñu borom ci boppam moo jëkk dàq fitna baaxul ndax ay du yem ci boppu borom kon wax ji xam naa ne tey gisuma Idrissa Seck waaye bu xamoon ne lii fii la koy indi dina wax lépp ba mu des loolu waaye dina dugg ci leneen lu dul loolu
parce que man yaakaar naa ne quoi qu'il en soit Idi loolu tax ko woon a jokk yaakaar naa ne comment soo na nekk ci campagne am jëm ca di ko def ba ñëpp xalaat ne moom Idrissa Seck moom moo war a jàkkaarloo ak Macky Sall parce que moom la ñu jotoon gis ci opposition bi mu taxaw défier Macky Sall di ko wone ci acte yu bari commencé def tournée ci biir réew mi di wër dëkk bi fu ne mu taxaw fa këru diine yëpp mu dem fa ku nekk mu waxtaan ak yow yaakaar naa ne sax ne yëpp rek mu ko jëmale woon ci présidentielle 2019 yii nga xamante ni si lañ jëm ba ku nekk gisoon ne moom moomu Idrissa Seck moo fas yéene wala moo nara doon yi nga xam ne mooy jàkkaarloo président Macky Sall loolu nag ñëpp gisoon waaye coow li bari na ku ne nag war na ko mën a jàngat kenn xamul lan moo nekkoon ci ginnaaw boppam ndax ku yeewu la ku yàlla may ci wàllu woowu la toujours est-il que am na lu waral sortie bii mu def kon dinaa jël Omar Diaw Seck mu wax moom tamit li nga xamante ni jàngat na ko ci diggante nee na sira ci diggante palestinien yeeg ñi nga xam ne ñooy arab Alaaji Omar yaakaar naa ne yaa ngi ànd ci rajo Modou International sa njàngat ci lii nga xam ne mooy xew-xew bi ak loolu nga xamante ne fas yéene nga ko yooyu faram fàccee sa côté ci wàllu cosaan pour ñu gën a mun a xam Alaaji Omar kaddu gaa ngoog. jërëjëf Alain maa ngi lay nuyu di nuyu Sa Ndiambour di nuyu aussi mbokku auditeurs yi déglu rajo Modou International yëpp. Tubaarkàlla macha allah Sa Ndiambour def na jàngat bu am solo ci li nga xamante ni moo di histoire maam Ibrahima ak Sarata ak Hajar may njël ko benn rectification bu ndaw rek ndax xam-xam moo demee noonu te wax li xam lépp moom yàlla subhaanahu wa taala rek moo ko yeyoo maam Sarata bi nga xamante ni Firawna boobu nekkoon foofu sufoon na ko ci maam Ibrahima jël ko yóbbu ko ci pale bi di ko bëgg a sàkku ndimbalul yàlla subhaanahu wa taala moo ci ñëw ndax Firawna bi daf doon def fu mu simee ko guddi ba riir wuti maam Sarata rek yàlla dox diggante mag moom mu mel ni ku paralysé mu essayé ko ay fan te fii jàllul la jóge nag ragale maam Sarata xel mu xam ni kii lu nitu neen ku yàlla protégé la bu ko laajee maam Sarata ni ko lan moo tax mënumaa fexe ba yegg ci yow mu ne ko yàlla subhaanahu wa taala moo dox sama diggante yow. Firawna boobu nag fekkoon na xeexoon na ak benn buur bu ñu daan wax buuru Nawba mooy di l'empire di Nubie maanaam fii Éthiopie nekk ak i Soudan ñoo sosoo woon ak Égypte bi mu rayee buur boobu nag xam nga bu njëkk buur yi dañuy def suñu rayee buur dañuy màng njabootam jël ay soxnaam ak ay yaayam ak ay tantaam ak ay ñi nekkoon ci palais bi ñi nga xam ne ñoo di famille buur boobu dañu leen di jël yóbbu leen ci seen famille ñoom ci seen palais bu ñu demee def leen foofu ñooñu nekk seen maanaam seen i jaami jabar ak yooyu daal nekk ci famille bi comme que ñoom ay doomi buur lañu bu ko defee ñu indi leen ci palais bi bi mu ñëwee ne xeex ak buuru Nawba nag ci la ko rey jël jabaram ak njabootam jël tamit benn doomam bu jigéen indi ko ci palais bi mu kooku moo di maam Haajara bi nga xamante ne nag Firawna def na loolu nag ba bëgg nag Sarata tuub ci moom ngir mu jéggal ko mu ne ko waxal kaddu boo bëgg ma defal la ko ngir nga jéggal ma ngir man musiba bañ maa topp ci li nga xam ne def naa ko sama diggante yow waxal loo bëgg mu ne ko man bëgguma dara waaye sa xale yu jigéen ñi sama boole loon ñu di ma toppatoo ci biir palais bi am na ci xale bu baax boo xam ne ku gentil la ku ma bëgg la ku ma naw la ku ma sopp la moom laa bëgg nga may ma ko mu ne ko kan la mu ne ko xale bu jigéen bi ñuy wax Haajara fekk Haajara doon na ko nekkal histoire am ne ko man doomu buur laa woon Firawna moo rey sunu baay indi ñu fi nangam ak nangam la jël maam Haajara moomu nag may ko maam Sarata bi mu demee ba xam ne moom yaakaar na ne am na juróom-ñetti fukki at dootul mën a am doom maam Ibrahima am 120 ans mu yéene ko doom nag la jël nag Haajara moomu may ko maam Ibrahima ba yàlla dogal mu taawloo ci ki nga xamante ni moo di Ismaïl siira bu gudd la xam nga boo gisee tey problème bi Idrissa Seck ci li mu wax ci diggante israéliens yi ak Palestine yi waa Palestine ñoom am na problème boo xam ne amuñu ko ci diggante ak ñoom ak Israël yi mais waa Israël ñoom ñoo am problème ndax seen problème moo di ñoom dañu xeeb waa Palestine arab yi maanaam nawloowuñu leen ndax benn bi li ko jëkk moo di ñoom dañu jàpp ni maam Haajara jaamu maam Sarata la woon te Haajara doomu buur la woon
baayam di buur Firawna boobu ñëw rey baayam gàddu ko moom ndeyam ak ay mbokkam indi leen ci palais bi li mu leen fi indee tey jii Firawna yëkkati ko may ko maam Saarata mais maam Saarata mosu ko jàpp jàmm ndax daf ko soppoon def ko ni jànqam rek yor ko daan na ko dimbali ci liggéey bi ak yooyu yëpp ndax nit ki boo ko jëlee nawloo wooloo ko doo ko jël di ko may sa jëkkër te ku ne gis na maam Saarata fi mu tegoon maam Ibrahima ndax bëgg ko moom jëmoon na ne du mën a am doom mais mu yéene maam Ibrahima doom moo taxoon mu jël maam Haajara moomu jox ko léegi ñoom yahuud yi dañuy daal di gis ni comme que maam Ibrahima moom waa Mésopotamie la woon ndax ma nga juddoo ca dëkk bu ñu wax Ur ca Irak maam Saarata tamit juddoo foofu ñu de ay mbokk ñoom dañuy gis ni doom ji juddoo ci diggante maam Ibrahima ak maam Saarata mu di Isaaqa moo gën Ismaïla ndax ñoom dañuy gis ni Ismaïla kon dafa mel ni moom gor benn tànk la loolu mooy problème yu yahud te problème yu yahud boobu dafa wàcc ba wàccaat ci seen biir ñoom li nga xamante ni yonent Yàlla Isaaqa màgg na ñu may ko doomu ndijaayam bu nga xamante ni moom la ñu daan wax Rabxatu moom la ñuy wax Rebeka Rabxatu moomu biñ ko mayee yonent Yàlla Isaaqa daf ci am ñaari doom yu góor mu di Yaqub ak Isaawu Yaqub moom tamit dafa màgg ñu mayaat ko bi mu amee problème ak frère mu di ko bëgg a fi yaayam Rabxatu yabal ko ni ko dawal ci dëkk bu ñuy wax Kanaan nga dem toog foofu booba ndijaayam moo fa nekk bu ñuy wax Labaan ak Rabxatu ñoo bokk ndey ak baay Rabaan nag bi mu nekkee foofu maanaam yonent Yàlla Yaqub ñëw fa dajeeg benn doomu doomu bu jigéen bu ndaw bi ki nga xam ne moom la ñuy wax Rachayil moom la ñuy wax Rachayil ci tubaab di ko wax Rahil mu dajeeg Rahil nag bëggante ak Rahil bi mu bëgganteeg Rahil nag ba mu dem nag ni ndijaayam sa doom ji dama ko bëgg nga may ma ko ndijaayam ni ko may bu njëkk gi mooy dama la koy may waaye da ngay toog sàmmal ma sama gàtt yi juróom-ñaari at loolu mooy nekk may bu njëkk gi ndax booba xam na ni mu bëggee xale bi mu ne ko nangu naa bi mu dara desul ci jour céet bi ñu yendu céet ba ngoon jot Rahil moomu nag amoon na mag bu jigéen bu ñu daan wax Layya te ndekete Kanaan googu du ñu permettre rek bu jigéen jëkk fa say mag ñu bàyyi bu ci guddi gi ñu muulul Layya jébbal ko yonent Yàlla Yaqub mu fanaan ak moom bëgg set yeewu muri ko xool ko ndekete du Rahil mu ñëw nag ak yaay ji ni ko man Rahil laa waxoon nga may ma ko nga may ma Layya mu ni ko waaye ñun dëkk bi rakk du fi jëkk say mag ndax boobu ñoom ci seen diine ñaar ñu bokk ndey ak baay bokk jëkkër xaraamagul mu ne ko léegi nag man Rahil laa bëgg mu ne ko soo bëggee Rahil da nga fiy toogaat yeneen juróom-ñaari at ci dolli ci juróom-ñaari at yi nga nekkoon muy fukki at ak ñeent mu ne ko nangu naa léegi cofeel boobu nga xaman nag amoon na ko ci Rahil te maanaam soow ko woon ci Layya loolu dafa mujj feeñ ci biir sëy ba loolu waraloon yonent Yàlla Yaqub Rahil la jëloon teg ko ci bakkanam yamalewu koon kenn Rahil moomu nag mu amoon cofeel gópp ci moom moo jur yonent Yàlla Yuusufa ak Benyamin waaye fekkoon na tamit bi nga xam ne ñoo ngi fay jóge Labaan moomu bi mu jëlee ñaari doomam yooyu may leen yonent Yàlla Yaqub mu di Rahil rakk ji ak Layya mag ji kenn ku ci nekk dafa jëlaatoon beneen jaam bu jigéen may la ko ngir mu di la liggéeyal mu jël Layya mi mag ji jox ko benn jaam bu jigéen bu ñuy wax Zalfa jël Rahil may ko benn jaam bu jigéen bu ñuy wax Balha te ñeen ñëpp bi ñu demee nag ba toog Layya commencé di am ay doom moom Rahil mënula am doom muy am ay doom léegi nag ñàkk doom googu daf ko naqari mu jël jaamam bu jigéen bi jox ko yonent Yàlla Yaqub ni ko man tamit bëgg naa sama néeg am doom def na seen maam Saarata defoon yonent Yàlla Yaqub am doom ak Balha Rahil tamit wëlbatiku Layya wu jégi metti mu jël tamit Zalfa mayaat ko yonent Yàlla Yaqub ngir moom it bëgg am ay doom loola waraloon yonent Yàlla Yaqub am fukki doom ak ñaar bi mu demee ba ci mujj jamonoom ci la Yuusuf di door a juddu yàggu tuuti Benyamin di door a juddu bi Benyamin di juddu ci la yaayam gaañu muy Rahil léegi cofeel googu mu amoon ci Rahil nag te gisatu ko moo taxoon yonent Yàlla Yuusuf gëmewul yonent Yàlla Yaqub gëmewul yonent Yàlla Yuusufa ak Benyamin looloo waroon nag doomu bàyyi gis fiiraange boobu moo tax ci banu Israël aleen su fekkee da nga def yàlla def la nga sëtoo ci Rahil wala nga sëtoo ci Layya mën ngaa doon yonent ñu wëlbatiku bàyyi la nga doon buuru banu Israël mais su la yàlla nattoo ñu xool sa silsila nga juddoo nga sëtoo ci Balha wala nga sëtoo ci Zalfa boo doonee yonent dinañ ko nangu dinañ ni yonent gi yàlla la ko jox waaye du ñu nangu nga doon buuru Israël ndax dañu ni yow sa maam jaam la gor benn tànk nga looloo waraloon yonent Yàlla Samuyil bi mu ñëwee war a nekk seen buur ñu lànk ni du nekk seen buur waaye yonent gi dinañ ko nangu te la yàlla ñëwee nag dinaa yebal keneen ku jóge ca àll ba mu ñëw jiite leen te du bokk ci ci la yàlla yebaloon Taaluuta mu ñëw jiite leen te bokkul ci seen askan woowu moo tax yooyu dafa nekk histoire yu complexe yu nga xamante ni loolu moo toog yahuudi ba léegi muy lii Sanjaamur wax léegi mu di rëy ak orgueil loolu moo leen topp moo tax nag ñoom nawloo wuñu arab yi
wëlbati ko ñoom jëfuuti ci seen biir nawlonte wuñ ci seen biir. donc dafa nekk problème bu sensible bu nga xamante ni mbiru màkk googu muy waxe màkk kaaba gi lu yàgg la kaaba gi moom mag sax maam Adama ndax kaaba gi xeer wu jóge woon aljana la ñu wax daanu ci foofu ci biir foofu di ardul ijaaz yàlla yabaloon maam Adama mu tabax ko bi ko maam Adama taxawee ba mëllum tuufaan ma ñëw muy ci yont yàlla nu waxe nga xam ni adduna bi yëpp dafa laboon tabax ba ko maam Adama tabaxoon ca la màbb ba mu màbbee nag mu jigi mu suulu kenn xamatul bi nga xamante ni Saarata ak Haajara am nañu problème loolu yëpp programme yàlla la ndax maam Ibrahima tëbul rek comme ni ko Idrissa waxe parce que li kii tamit wax dafa am solo di wax dafa am teggin noo koy waxe loolu yëpp ci ndigalu yàlla la woon maam Ibrahima tëbul rek gàddu maam Haajara rek ànd ak moom ci àll bi ñuy dem ba ci benn bërëb mu sànni ko déedéet ndax keroog bu ñu fàttali ko keroog ba mu ñëwee gàddoo ko Palestine ba indi ko fii ardul ijaaz nekk mu di Makka maam Haajara bi mu ko dabee dafa ne ko Ibrahima yow ki yàlla yónnee ndax fii nga may bàyyi maag sama doom bi mu ni parce que wuyu ko ndax boobu ngunu koo gerte di ko xool ak liiram bu tooy di ko ñeewante di ko fulay mu dabaat ko ni ko yow ki yàlla yónnee ndax fii nga may bàyyi maag sama doom bi mu ni parce que ba ci ñetteel bi mu ne ko ndax fii nga may bàyyi maag sama doom bi wala yàlla la ko digal maam Ibrahima door a am courage gestu ni ko Haajara mu ne naa mu ne ko yàlla moo ma ko digal mu ne ko bu fekkee yàlla moo la ko digal de kon dinaa fi toog maag sama doom ji ndax yàlla mi la ko digal du nu bàyyi nga gis nit ñi nañu amee kilifa bu jëkk maam Ibrahima door a dellu fa mu nekkoon ca Palestine dem dëkkeeg Saarata bàyyi àll bu nga xamante ne kërkanding dara nekku fa lu dul yent yàlla Ismaïl mi di liir ak yaayam ki nga xamante ni moo di maam Haajara ba yàlla indi fa barke bi mu fa indi tey def fa lii mu fa def kon wax yu mel noonu dafa nekk wax yu nga xamante ni dafa sensible ndax histoire guddi la te bugguma jël temps bi lu bari waaye lii Sanjambur wax rek xale moom laay wax d'accord Idrissa def na erreur juum na ndax Cheikh Seydi Hadji Malick daan na wax nee na ku boyal sa làmmiñ mu fàttaliku mu wëlbatiku soppiku gaynde tàdd la te accident yëpp accident gémmiñ moo ci gën a bon ndax kenn mënu koo constat nit nag nit rek la man de Idrissa ànd maa ngi moom tey politique du tax mu ko ma yéene ko lu nga xamante ni yéene ma ko sama bopp ndax tey jii dem nañu ba mujj gi dem nañu ba ay jullit dugg nañ ci ak wax boo xam ni ñu ko nekkal dem na ba ay réew yu nga xamante ni ñoo ngi dem di joxe ay dox di wax na jullit yëpp ñaan ko ñu di ko passante ci Facebook yi ñu ne nañu rëbb Idrissa Seck ñaan ko yàlla ngir yàlla rëbb ko ndax wax boo gis ak ni leen ko nekkale te mu boo ko nattee jotu la bu ko solo sa morom du ko jot ndax Idrissa tey maar dayim si bu ñu demoon ñu ne rey nañ ko ci réew sàngam wala dal dañ na ko loo ko bañ gën a la metti ndax der bu ñuul bi ngeen bokk ak Sénégal gi ngeen bokk ak nationalité bi nga xamante ni bokk nañ ko nit nag dafa juum xëy na peut-être moom wax na ni juum na mi ngi jéggalu képp ko nga xamante ni am nga ci naqar boobu mi ngi jéggalu ci kanamu yàlla wax boobu dafa war a ñëw taxaw bu fekkee ñi ngi loolu dañ ci doyalul la génn baamtuwaat ko bu ko baamtoo wax ñëpp ni mi ngi jéggalu ñëpp wax ji jeex ndax xam nga temps yële jokkati woon nañ ko fi singli ko fi di wax ay wax ni moom kat dafa nekkoon Tijaan rek yàgg bàyyi na dem nekk murit xam nga amoon na mas boo xam ni dafa ni parce que kenn dégg ko ba léegi mu wax lii wala mu wax la dafa ni parce que ñu wax ko di ko wax ba mujj gi wax boobu passé tey jii lañ ko bëgg a renouveler waat di ko kii ma bëgg Sénégal ñu delloo ci seen xel xam ni ñun li nu bokk moo ëpp ay tarixa doole ay nit dund nañu ba dee yaamu yàlla ba yàlla xëy gërëm leen tàbbal leen aljana xamuñu fu tarixa féete mosuñoo bokk ci tarixa mosuñoo dugg ci ay tarixa li ci nekk ci àdduna ëpp na juróomi téeméer jëm junni am na ay réew yu nga xamante ne am nañ tarixa yoo xam ne ñun xamuñu sax seeni tur kon bu fekkee yàlla dafa boole yooyu tey jii Sénégal ki ñu fi war a teg du te tarixa ma sàmm nga war a bokk wala tarixa ma dema ñu war la fa teg soxlawuñu loolu li ñu soxla mooy ku nga xamante ne da ngay am sa programme mën a indi lu jariñ askan wi ñëpp bokk yamale ñëpp ñun ñëpp nu bokk ànd bu rafet loolu moom moo di wax waaye jóg leen mere ko wala jóg leen def ko ni wala jóg leen la te yooyu yëpp li koy indi moo fi kilifa yi dafa am ay nit yu bari yu leen di wër aleen te information bu ñu ñëwee tey ji la Idrissa wax bu ñu ko gàddu woon indil ko kilifa ga ni la lii la wax nga déggal sa nopp te Idrissa làkkul chinois làkkul français wolof lay làkk même bu làkkee leen sax mais comme ni ci Njaamur waxee dañ koy translater leneen wala kenn ku nekk jël mer mu yàgg moo ko mere woon wala demee na ko noonu te yooyu xajul biir Sénégal waaye yu nga jël sànq teg ko waa ji di wax loolu moo di Sénégal jàmm lañ ko war a ñaan ndax wax ji ñoo ngi ko jël tey di ko dévier dañ bàyyi nañ ba wax diggante Égypte googu muy wax ak affaire Palestine ku ne xam na ni bu jëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masjidul Xiblatayni la ko indi mooy jumaa jooju nga xam ne mi nga nekk ci wetu Medinatul Munawwara te foofu ñaari xibla moo fa am li ko waral moo di bu jëkk yàlla subhaanahu wa taala dafa ne woon yonent bi del jublu baytul maqdis
mu di fii Jérusalem nekk mu di fa jublu ba keroog yàlla wàcce waat aaya bi ni ko léegi bàyyil ngay jublu ci biir kaaba gi man sama maam wax na ma ni ma ñoom bu njëkk bi ñu daan dem Màkka di dugg ci bato bi sama maam ni ma ñun ñëpp dem nañu Jérusalem mu ne ma bi xeex bi tàmbalee wàcce diggante Palestine ak yi mu ne ma ci la ñu bàyyi mu ne naa mu ne ma dematuñ foofu waaye bu njëkk dañ daan ñëw Màkka ak Medina ba pare mu ne ma programme ak bi ci package bi buñ fa jógee dañuy dem Jérusalem ziyaare ji xafri yooyu fa nekk mu ne ma door a ñibbisiwaat Sénégal bi xeex bi amee nag après 1948 ak yi demee na ko noonu mu ne ma ci la ñu arrêté loolu kon nit ñi nañu delloo ci seen xel bootaat seeni xol te bàyyi wax fi ñu ko bëgg a jëmale ak waxi ñaaw yi réseaux sociaux yi ñu nekk di ci wax dem nañu ba ñu ñëw ci jóg di attaqué le khalife général ay wax yu nga xamante ni bu ñu gàttalee wax ni wala jàmm di ñëw waaye bu ñu ko xamee di gën a yàq loolu du nekk lu baax te du nekk lu rafetale maa ngi lay delloo kàddu gi di jégalu nag ci guddal jërëjëf fa loolu mooy histoire bi nga xamante ne Omar indi woon na ko jëmale ko ci wàllu cosaan ma déglu benn ñëw ci benn aajar rek ci benn publicité dellu soit ci programme bi bul ma miserloo bëggeel dafa metti bul ma jooyloo wuy sama dëggeel maa ngi gaay bul ma jooy xanaa yëgoo li xew New African Production Pape Diouf et la génération consciente Press Art 2018 American Tour indi ko fan ci ville New York sama stage lu musta am lu ñëpp di wër Pape Diouf ko téye tey foofu day déglu ma bu baax ay date la ay date yoo xam ni datantawul ñun ñoo moom date yi le 17 Washington bon nag ñu ngi doon ñëw rek ci suñu élément boobu léegi Omar Diaw bàyyi soirée de gala bu mag a mag a mag a mag a mag ak kan sama doomu ndey sama xarit sama kóllëre ndaanaan bi kullu fàttalin DJ Talla le 18 bi déglu leen ma boobooy bis bu rëy bi boobu la ñuy wër ñun boobooy bisu ndaanaan yi sama stage bi le 18 mooy fii nag sama stage bi ville New York biir Harlem xale yi mag yi dem ak Omar Diaw ci téléphone bi parce que ku publicité bi ci téléphone bi la nekk ñu bàyyi woote bi en attendant ok voilà ñu demaat ci publicité boobule jëm rek ci wàllu Papa Diouf fii ci biir Amérique tournée bu mag a mag a mag bu ñuy waajal Pape Diouf fii ci biir réew mi moom la ñuy waajal rek bon nag muy tour jëmale ko rek ci biir Amérique yëpp foofu la ñu fas yéene def loolu nga xamante ne mooy publicité boobu mag boobule American Tour boobu nga xamante ne moom la ñuy waajal kon nag li ñuy def rek mooy dañuy daal di dellu soit ci li nga xamante ne moom mooy publicité boobu nga xamante ne moom lañ doon déglu léegi rek jëmale ko ci wàllu tour bi Papa Diouf war a def ci Amérique te ñu koy waajal dëgg-dëgg moom la ñuy xaar te rajo bi ñu déglu. xanaa yëgoo li xew New African Production Pape Diouf et la génération consciente Press Art 2018 American Tour indi ko fan ci ville New York sama stage lu musta am lu ñëpp di wër Pape Diouf ko téye tey foofu day déglu ma bu baax ay date la ay date yoo
merloo bëggeel dafa metti bul ma jooyloo wuy sama ndegeel maa ngi gaaj bul ma jooy. xanaa yëgoo li xew New African Production Pape Diouf et la génération consciente ak Press Art 2018 American Tour indi ko fan ci ville New York sama stage lu musta am lu ñëpp di wër Pape Diouf a ko téye tey boobu day déglu ma bu baax ay date la ay date yoo xam ne datantawul ñun ñoo moom date yi le 17 Washington DC soirée de gala bu mag a mag a mag a mag a mag ak kan sama doomu ndey sama xarit sama kóllëre ndaanaan bi kullu fadilin DJ Talla le 18 bi déglu leen ma boobooy bis bu rëy bi boobu la ñuy wër ñun boobooy bisu ndaanaan yi sama stage bi le 18 mooy fii nag sama stage bi ville New York biir Harlem xale yi mag yi maire yi ñi am stress ñi amul stress na ñëpp ñëw ñu bégee barbecue la fii all day doo ko def sama stage bi le 19 août beneen date noté déglu leen ma de Northampton Massachusetts fala ndaanaani ne le 24 Ohio le 24 août Ohio pare leen Pape Diouf ak yëngal gësëm lañ toj àddina le 25 août 25 august la ilaha illallah Sénégal lañ jël rek indi ko biir Atlanta ndax lan association sénégalaise bu mag a mag bi ñoo tëgg foofu soirée bi ñoo ko organisé ak kan suñu grand Lamine Fall bu ma defee lépp ba pare toj sama state bi toj Ohio toj fépp damay ñëw ànd ak ñoom fan merci la ilaha illallah merci sama bis bi merci laa de merci bisu Birane Sarr bisu Youssou Ndour bisu Baba Maal bisu DJ Boubs Pape Cheikh Diallo bisu génération consciente bisu àdduna bisu ñëpp merci le 13 octobre fa laay jëlee ñëpp nag Atlanta laa leen di jëlee ànd ak ñoom jël avion yéeg ci dem yóbbu àddina merci yéegal foofu ndax merci ñun ñoo ko moom merci dina tàngi jër maa leen ko wax te musuma leen wax lu ma dul def waxuma la yeneen ndaanaan yi de waxuma la ñeneen ñi de mais man rek Bercy di ngeen fa gis loo leen mos a gisee àddina nañ dem ba le 13 octobre. allo. allo. allo waaw. wala maa américain na nga def. maa américain waaw ça va bien. Alain. jamono yi toll Macky Sall dafa tiit. jeunesse bi nekk Sénégal ñëpp ñu ngi dem di jëli seen i carte électeur. te problème mu étudiants yi. dafa dem ba ëpp ko doole. adduna bi yëpp. ba léegi étudiants yi dañoo def association nationale. fépp étudiant nekk ci adduna bi dañuy gën def marche nationale. te niñ ko defoon bërki démb ci régions yi nekk Sénégal yëpp. génne nañ de. léegi maanaam xale yi ñu rey. ak policiers yi leen di rey ak gendarme. te kenn du leen juger kenn du leen tëj. te loolu du dëgg te du yoon parce que Mamadou Diop jaar na fi. Balla Gaye jaar fi. Bassirou Faye. ci police bi rayoon. jaar na fi. ba lieutenant Sané bi mu jëree Fallou Sène. jaar fi. Macky Sall ci boppam. moom xam na ni fi ñu toll waa UN dañoo pine état Sénégal ci ni ko dootoo yóbbooti benn contingent mu dem di def benn intervention ci adduna bi parce que détention arbitrage boobu mu demoon ci affaire Karim Wade bi. ak maanaam ñàkk jox sénégalais yi ñu am liberté pour def seen i marche. ak policiers ni ñuy torturer sénégalais yi. ñu def ko ci réseaux sociaux yi. loolu moo tax ñu sanctionné ko. yooyu la bëgg nit ñi nopp ci. moo waroon ñu indi débat affaire Idrissa Seck pour nit ñi fàtte jafe-jafe yi nekk Sénégal. te li ma leen wax yéen ñi nekk ci rajo yi bu leen nangu loolu. nañ leen continuer réseaux sociaux yi xeex ko mu jóge fi. te incha allah man dinaa reprendre sama rajo. lu rajo yi nangu la leeral man dinaa jël 2 heures de temps leeral ko ibbi rajo yi yëpp def wax parce que Macky Sall li mu nekkee ñoo ko ci bàyyi te ñoo ko fi jëlee. jërëjëf Alain merci. ok maar américain.
allo. waaw Alain. oui. Alain na nga def. maa ngi nii rek sa waay Cheikh. waaw na nga def. maa ngi nii. lan moo nekk Cissé bi dëgg. lu. Cissé bi ngay laajte lan moo war a nekk Cissé bi dëgg. xanaa lii ay di jàmbat rek tey ñu ci war ci wax. lii de kët da jon taxaw ci dëkk bi tey coow li bari ci lool. waaw li ne kët da jon de man de li ma ci wax mooy leen. ko war a wax li nga ci xalaat ak li sa gis-gis. Alain. waaw. damaa yaakaar ne tuub moom yàlla rek lañ koy defal. dëgg la. te yàlla képp moo mën a jéggale. l'islam itam kenn mënu cee génn kenn ndaxte kenn du ki nga xam ne ki dugal la ci l'islam waru la cee mën a génne. te Idriss Seck moom wax na ne juum na jéggalu na. yàlla sun borom jéggalu na jullit yi ci umma islam bépp xam na ne juum na jéggalu na. waaye wax dëgg yàlla kàddu yi ñuy dégg. yi ci bare wax dëgg yàlla yi ci bett nañu bari. bett nañu bare te Idriss Seck nag. ni mu jéggaloo yàlla war nañ ko ne jéggaloo. waaw fañ ko yóbbu moo garaaw. non dañ ko tooñ parce que nit ki juum na jéggalu na yàlla. wax dëgg yàlla ba mu jéggaloo kenn warut cee teg baat la mu wax ëpp na. mi ngi jéggalu suñ borom. suñ borom moo ko mën a jéggal. waaye wax dëgg yàlla ni ñu ko jëlee. du yoon. man li ma gën a jaaxal mooy kii mel ni Sidiki Kaba lim dafa gën a garaaw. moom mi dem ba ca fee mu daaji place ba dugg faa ki nit sol mbaxanam siifam def yi muy def te bi mu ñëwee ci Sénégal menam Sidy Lamine Niass képp moo ci wax keneen waxu ci. tey nag jullit la te ba mu fay dem itam wax dëgg yàlla turu Sénégal la fa dem parce que moom ministre des affaires étrangères. waaye wax dëgg yàlla man daal xalaat naa ne Macky Sall mi bu daanoo. journaliste yu bari ak nit ñi wax ci ñu rajo yu bari damaa xalaat ne moo nekk seen fin de carrière. te Idriss Seck nag bu nar a jot ci réew mi. kenn mënu koo tee jot ci réew mi te Idriss Seck bu fekkee ne ko doon daanoon na. koso ba ngi commencé jóg bu naree fallu doomu aadama mënu ko fal parce que ak dégg nañ ñuy wax naan. ñaari junni lañ doon laaj ci weexal Idriss Seck ba jox na leen ko buñ ko joxee ak falam mën nañ koo garanti ñooñu léegi nee nañ génn nañ ca. te Idriss Seck bu soobee yàlla dootuma sa falu. di tëkku mel ni ñoom ñoo yore àllaaxira wala ñoo yore falu. wala te ñu wax dëgg yàlla man daal nit ki mu mën a taxawee place am yàlla Idriss Seck na ko jox ñaari junni. bu ko joxee wóor na ko ne dana falu. nit kuréel yaa ngi wax ci diine day nekk di wax ci affaire yoo xam ne xel li nga wax moom. du diine parce que affaire yi xelam la ñaari junni yoo xam ne moom nga koy defal ab sarax xam nga kooku xelam la. waaw. tey na yow yaa ngi wax ci diine di nit nekk nga nit ak diine wax dëgg yàlla loolu itam lu gën a garaaw la jël place yàlla ak wax Idriss Seck dana lakk ak Idriss Seck lii dana ko dal mel ni yow yàlla yoo la jox lakk ak texe. dëgg man nag mu ngoog. te lakk ak texe wax dëgg yàlla doom ci loolu yàlla rek yàlla képp moo mën a jéggal doomu aadama Idriss Seck bu ko neexoon day dugg ci biiroon néegam. waaw du dem ci rajo du def dara. yàlla da ngay fàq julli ba sell jéggalu boromam. mais boo yoonu ay dem kee bay ba yoonu kenn ba cee rek mais rafetal moo tax mu wax ci rajo yi te lii itam li ko def mooy ku ne xam ne Macky Sall képp a nekk ci ginnaaw ñii di wax. ok voilà. waaw Macky fi nekk allez ku ci wax Macky dong la ñuy défendre bëgg mu faluwaat ba ñuy wax seen wax ji waaye wax dëgg yàlla. wax ji moom indi moom tooñ nañ ko te war nañ ko jégalu moom. dañ ko war a jégalu carrément man nag du sama leader ku nga xam ne man PDS laa bokk. waaye man nit ku tooñ laa bëgg parce que dañ koo tooñ. voilà c'est ça jërëjëf fa Cheikh Dia. jërëjëf mu ngoog kooku mooy position Cheikh Dia mu jël auditeur beneen bi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo waaw. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. waaw ñu ngi ziare di baalu ak si weeru koor bi si affaire Idrissa Seck bi rek laa bëggoon wax. ayca. li ma si bëggoon wax rek moom mooy si conférence de presse Idrissa Seck bi dafa am benn point boo xamante ne leeralu ko te foog naa ne loolu moom mooy key element bi quoi. ndax Sidy Lamine Niass daf ko accusé lu garaaw. moom mooy si mbirum franc-maçon bi. te moom jotu si tontu. waaw te suñu maam Abdou Aziz Sy Dabakh daf ñu jàngal ne àddina bi ñaari xisbu moo fi am. xisbul xaq ak xisbul seytaan. te bu fekkee ne léegi moom Idrissa Seck te yaakaar naa ne ku mel ni Sidy Lamine Niass du wax di n'importe quoi. ndax ñoom information yi ñuy mën a am ñii yan information la ñu am si wax ji ak wax ji fu mu jógee ak li ko waral ba mu mun a tax ñii mer bi boobu moom mooy benn. ñaareel bi si des moom mooy ñun en tant que jullit warul jël wax ko ba pare beneen moroomu jullit di ko si contre wala di ko si diingat
tant que kooku indiwul preuve te comme ko wax na ne nee nañ nañ ko bàyyi ba koor gi passé pour man Idrissa Seck dafa def erreur bu mag ndax bu fekkee ne moom leeralul foofu rek te bu fekkee ne loolu kële di ko jiiñ ko moom loolu la kon wax bii mu wax nii kon moom moo ko tey foofu moom nag moom mooy gravité wax ji ak ñii ban élément la ñu am ak fan lañ ko teg ba mun a firnde ni kii ab franc-maçon la ba mu wax mais mon frère li ma la bëgg a wax rek mooy Khalifa kii Serigne Lamine Niass c'est pas la première fois mu accusé nit wax accusé na ku nekk donc mu wax ni franc-maçon la taxul mu nekk franc-maçon ci waxu Serigne Lamine Niass tamit dëgg la te loolu sax moom en tant que jullit moom dafa war a génne ay preuve wax loolu moom tamit fu mu ko teg waaw man daal li ma siy wax moom mooy daal vraiment lii Idrissa Seck moom wax ñaawlu nañ ko mais tamit na nit ñi comprendre benn point que Idrissa Seck jullit yi la baaluwul yàlla dafa ne maa ngi sukk jéggalu bépp jullit boo xam ne tooñ naa la mais ba léegi waxul maa ngi jéggalu si yàlla wala maa ngi jéggalu si yonent bi ba léegi waxu ko loolu rek laa amoon pour wax te bu fekkee ne loolu la c'est très dangereux moom ni mu ko waxee nii ak ni mu baaloo ni ndax ba léegi mbir yi leerul si bopp nit ñi ok voilà jërëjëf ma jël auditeur beneen bala ma daaneel allo asalaamaaleykum Alain waaleykum salaam waaw na nga def oui ça va bien maanaam Idi li mu wax ñi ko bëgg a oyofal dafa oyoful sax kilifa diine yëpp jóg di ci wax amul benn kilifa diine boo xam ne màggee na di nga maaw kilifa diine yi seen yoon faale wuñ mag yi wote wuñ moo suñuy wote seen yoon new ci loolu Idi moo wax lu rëy ku wax lu rëy ñu ngaw ti ngaw dee la Seydou Lamine ma mu ngi xas di ko tooñ di ko wutal tur naan moo kaasir ba xaw man di ko tuddee tur yu ñaaw xanaa loolu kay moo gën a waxuma sax la mu wax lale waaye loolu rek moo gën a garaaw ku ko soxla yow mu ko mel noonu dañ ko soxla ci malaan ci géew malaan wasi ko wax ci ñaaw ji mu wax ba pare nit ñi bëgg ko rek soofal mel ni dafa waxu dara di wax Seydou Lamine sax moo gën a naqati waaye moom it comme loolu la tuddee Seydou Lamine moom it nañ ko tuddee gu mun ko fekk bala ñuy rek loolu bon bu bëgg a dee. règlement de compte leer allo 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 allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Alain man la Jacob. waaw Jacob waaw voilà yow de soxla woon nañ sa xalaat ci position boobu léegi. très bien maa ngi leen di nuyu di leen sant si waxtaan bi am solo bi ngeen indi ndaxte comme ni koy Idrissa Seck di waxee waxtaanu borom xam-xam moom waxtaan si xam-xam yiw rek waaye yaakaar naa ni am na ñenn ñoo xam ne ku nga xam ne amul xam-xam bu si tàbbee rek dafay indi problème li mu wax foofu mooy lii damay d'abord interpeller personnellement et directement Sa Ndiambour et de manière très claire que li mu def du jàngat je crois que moom si ñu bokk ñi acharné wu contre président Idrissa Seck si la bokk lu tax ma ko mooy lii yëkkati na ay kàddu yu ñagas te aussi président Idrissa Seck ne dafa beew je crois que war nañu expliquer lan mooy beew mooy mu wax ni président Idrissa Seck lii la def ak lii parce que beew jikko la na ki expliquer donc mooy benn ñaareel bi am nga dugg na si ay définition yoo xam ne moom si boppam sax xamul lan lay tekki ensemencement dañu expliquer mooy lan mu ne loolu c'est dafa xeebaate dafay kii et cetera na expliquer mooy lan ñetteel dama koy défier di défier képp kuy wax nañu indil fenn fu nga xam ne président Idrissa Seck nee na nañu jublu Jérusalem pour ñu julli musul amul fenn si enregistrement fu nu mën a waxee ni président Idrissa Seck moo ne nañu jublu feneen fu dul Makka pour julli amut il faut pas que ñu def induction lu def induction déduction nit bu waxee nañu bàyyi ba mu daaneel xam fu muy waxee dafa def questionnement te dafa interroger wu ak la question fu mu doon waxal bu nit ñi nag dem nit en besoin di accuser lu nga xam ne waxu ko donc loolu dama bëgg Sa Ndiambour moomu wax ko génnee ko nag wax fan de benn ñu jël benn voix benn ci vocal élément sonore teg fu ne Idrissa Seck mu ne nañ jublu Jérusalem pour kii ñetteel baalu la Idrissa Seck nee na
ci coow li jógee man fi ñu xalaatoon ni Idrissa Seck war na baalu parce que am na ñu mu choqué ci laa bokkoon. mais dama ne woon au plus bu ne teggin rek nit ñi loolu metti na leen maa ngi baalu mais il est pas allé plus loin waxul sax si teggin parce que nag wax ci am na ñu nga xam ne ñu ngi justifier sa position du ma dugg si débat boobu débat borom xam-xam la. saa ñaa bu ñu ne di expliquer li juum na Omar Diaw expliqué kii na ko rectifié na ko du ma dugg si débat boobu je ne suis pas qualifié pour expliquer li nga xam ne moom la wax sax jub na wala jubul bu fekkee jubul yaxeeti mu laa li nga xam ne leen jubul nan ka gàgganti ñu avancé. ok mais lan moo si jaar ñuy wax fii naan baalu la amul baalu conditionnel amul semi baalu amul nee na c'est allé plus loin il a dit man bu fekkee ni maanaam tooñaa benn jullit maa ngi sukku baalu ngeen baalu mais loolu jeexul. ok dama ne. nañ si bañ a dugal affaire politique. nañ si bañ a dugal affaire politique. nañu xool nañu xool fee yi. dafa am fee yoo xam ne moom la Idrissa Seck relaté. et c'est historique. fu muy waxee yonent bi di wax bëdduwaay moom waxu ko dafa ne ñooñu ñoon nañ ko gisee woon dafa doon expliqué. ok même loolu la lépp sax. je pense que. waaw bu fekkee mis jàpp nañ ni. ils n'ont pas compris li président Idrissa Seck di ko bëgg wax. di bëgg wax ñu jàpp ni dafa juum. ok voilà voilà. waa léegi yow waa léegi da ngay bàyyi waaw. waa léegi yow di posé nga say question voilà léegi da ngay bàyyi mu tontu la léegi comme ça yow nga mën a demaat ok. merci. voilà c'est ça. d'abord li may wax Jacob man du ma wax xol. homme de principe la li may wax dama ko gëm par conviction mësuma wax ni Idriss Seck dafa ni nañ jublu Jérusalem je l'ai pas dit dafa ni Makka gi ni aje est-ce que fii la est-ce que du Jérusalem questionnement la posé donc man waxuma loolu c'est clair bi si des ensemencement mooy ni ma ko expliqué tëb boo déggul wolof loolu la nga am sa xar sa laadum bu góor ma am sama xar bu jigéen ma bëgg sama xar am doomu laadum ma indi la ko nga tëbal ma ko boo koy tekki loolu la wax exactement donc man lu wax arrogance su Idrissa Seck kooku yàgg nañ ko wax même au niveau de son parti yàgg nañ ko wax donc du man maa ko wax lu ñu constaté la man contre ma Idrissa Seck je n'ai rien contre Idrissa Seck je respecte la personne xam naa ni wax naa ko au départ nee naa c'est un homme d'état am na xam-xam bi am na courage pour jiite réew mais il a fait une grosse erreur te lii ma wax moo ko wax man waxuma ko c'était très clair li muy wax Omar Diaw corrigé na ma li ma wax c'est clair Omar Diaw da see yokk li ma wax c'est de l'histoire Idrissa Seck li ma wax weddi ma ko si histoire dama ko indiwaat li mu wax si yonenti yàlla Isa ak yonenti yàlla Ismaël mais c'est de l'histoire vraie et je l'ai répété mais nam ko waxee moo ñaaw il fallait que mu jox histoire bi mën na ko wax histoire bi te du ñaaw moi j'ai répété l'histoire en tant que tel te waxuma si bot bu ñaaw loolu mooy wax ci donc man nekkuma fi ay débat yi ay politique moi je suis pas un politicien Jacob xaw ma ko musuma gis ci parti kenn musuma gis ci parti moi je parle par conviction li may wax sama aqulaay taala loolu laa gëm ba tey rek ba jël benn ba ñaar auditeur waxtu jot na. allo jot nañu waaw allo waaw. allo aleykum salaam. waaw Alain. waaw Marème Ohio laay wootee Columbus. ñu ngi lay déglu maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziar ci dara ci weeru koor bi. amiin. bëggoon participer. tuuti rek ci débat bi ak Idrissa Seck bi. ay ci gaaw. waaw. ay ci yow lañu déglu man li ma ci bëggoon wax rek lu tuuti la rek bariwul. parce que fii ci àdduna bi amul ko dul juum. nit buy dund ci kaw suuf rek di nga juum amul ko dul juum. Idrissa Seck li mu wax borom xam-xam yi xool nañ ko nee nañ dafa juum. d'accord nañ dafa juum. jarul ñuy yóbbu débat bi foo xamante ne eggu fa. di ci indi affaire tarixa. di ci boole yi ci bokkul dugal ci affaire politique. Idrissa Seck kenn xamul ko ci arrogant. xam nañ ko ci diine. homme d'état dëggantaan la. dëggu na am na ngëm-ngëm am na iman. nañ ko teg. dommage que Marème dommage que doon nañ la bëgg a déglu lu bëri ma ne waa doon nañ la bëgg a déglu lu bëri malheureusement temps bi jot na waxtu wi ay seconde ci des pour ñu tàggoo xam naa dañ lay bàyyi rek ba dimanche prochain incha allah xëy ñu boobaa
danañu mën a dellusiwaat ci waxtaan wi ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf bon nag ñu bokk Sandiamou Ndiaye waxtu wi jot na. xanaa rek di gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalu àq tey baale yàlla yàlla buur bi boole baal dox daje ba dibee incha allah wér ak gudd fan jàmm ak dollar yàlla ñu ko yàlla buur bi def. bon nag mu nga comme ni ñu koy waxee woon sànq rek li duuf ci nag wi xajul ci cin li dañu koy daal di bàyyi ba dimanche prochain incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee ñu ñaanal mbokk yi rek jàmm fu yàlla ku yàlla mayul jàmm doo am jàmm bon nag yàlla nañu yàlla may jàmm ba ñu fekkaat ko dimanche fii ci rajo Modou International rajo bi ngeen taamu safoo ko bon nag mbokk yi ba dimanche ak jàmm. This is AM 930, WPAT Patterson. Hello and